asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa Cheikh Abdoul Fattah moom Cheikh Mahamadul Fadil mi nga xam ne moo yor kàddu Sëriñ Abo jiite liggéeyu màggalu Kazu Rajab teewal fi Sëriñ Abo teewal fi Cheikh Mahamadul Bachir ak mboolem njabootu Cheikh Mahamadul Fadil te Cheikh Mahamadul Murtada ak i rakkam yëpp jox ñu ndigal wax ne nañ jottali ay kàddu yu gàtt yoo xam ne dafay jëm rek ci fàttaliwaat dayo bi nga xam ne màggal gi am na ko muy màggal goo xam ne day màggaluk lislaam di màggaluk Cheikh Mahamadul Fadil di màggaluk mën nañu wax ndax sax humanité ndax dafa taxaw ci bis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee amoon taraanga joo xam ne am ci mbégte moo xam ne am ci wàccuwaay boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala mësu koo defal kenn muy bis boo xam ne itam borom bi subhaanahu wa taala daf koo tudd ci alquranul karim jagleel ko sax aw saar muy suratul Israa mu doon kon bis boo xam ne xew-xew bu mag daf ci amoon ndax ci lay borom bi subhaanahu wa taala riñaane woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéege ko ba mu àgg fa ko soob mu jegeel ko boppam jege goo xam ne kenn mës ta jege noonu yàlla subhaanahu wa taala ci bisu rajab bii jox ko fa taraanga joo xam ne itam dafay des ba àddinay tukki muy xéewal goo xam ne daf koo indil aw xeetam te mooy julli juróom mooy keno bi gën a am solo ci lislaam ndax wax na ne mooy ponk bi nga xam ne moo téye mbaarum lislaam mënu ci ñàkk ci guddi gii la ko borom bi subhaanahu wa taala joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wàcce ko ci aw xeetam xallaaxu yaaman bihi faaraxanil imlaaxu nga xam ne dañoo wax ne bayit yooyu yow ma rajabin la ko sëriñ bi tënkee waaye nun dañoo wax ne Cheikh Mahamadul Fadil la ko Cheikhul Xadim jagleel mën na caa wax rek wenn bayit boo xam ne yaaman bihi faaraxanil imlaaqu kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mooy Cheikh Mahamadul Fadil ndax sëriñ bi nee na ko bi ma la amee amatuma lu ma mënta ñàkk bi ka xtaway naa maa lahu nashtaaqu salla alayka al akramul xallaaqu nee na li nga xam ne moom lañ mébétoon nga xam ne dañ ko doon newoon siiwee dañ ko doon gëstu di ko yàkkawliku di ko seet fu ne ci yow lañ ko amee yow mu rajab te kon mooy yow Cheikh Mahamadul Fadil yàlla baaxe nu ci nag moom jëmm ju tedd jooji mu wàcc ci bis boobu bii ñu di ko fàttaliku mu doon fàttaliku boo xam ne sant yàlla la waaye fàttaliku borom bi subhaanahu wa taala la fàttaliku ndigali borom bi subhaanahu wa taala la Cheikh Mahamadul Fadil ci jagleem itam mu àggaleel sëriñ bi jumaay Tuuba te bisub rajab bi mu gane àddina ci la waxtu julli yi juróom wàccoon mu àggale jumaay Tuuba doon imaamu jumaay Tuuba di jiite jumaay ajjuma di julli waxtu yi juróom itam saa bu ko fekkee Tuuba mu koy jullee ci jumaa ji wala mu nekk biir këram di ko tollale kon ñu xam ne bis bi dafa méngoog moom ci wàll yëpp sëriñ bi wax ne nag kon bu ñëwee nañu fàttaliwaat wax ne bis boobu ñuy waajal di ko teeru day bisub lislaam boo xam ne ñëpp ko bokk jullit yi ba yëpp ko bokk bisub Cheikh Mahamadul Fadil di bis bu màggee noonu kon ñu xam ne bis boo xam ne ngëneel yu bari daf cee daje ak xewal yu baree bari ba tax ne njabootam gi nga xam ne ñoom lay def loo liggéey bi bu jublu see ngir xam dayo boobu ak màggaay googu dañ ci def ay waxtaani diine bis ni ki tey incha allahu wala suba danañu tàmbali bis bu set danañ def ay jataay diine yoo xam ne dañ ciy waxtaani ndigali borom bi subhanahu wa taala ngir ñu mën koo jëfee di ci fàttali ay tereem ngir ñu mën koo moytu di ci fàttali njàngalem Cheikh Mahamadul Fadil di ci jàng alquranul karim di ko ci ñaanal di ñaan ci barkeem di ci jàng xasaayidu Cheikhul Xadim yi nga xam ne génnul tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci moom ak kañ ko bu bis biñ demee ba ne gannaaw suba la itam danañ am jataay bu mag bu ñu def ci buntu kër Cheikh Mahamadul Fadil nga xam ne sëti sëriñ bi ñoo koy taxawee at mu jot itam dañuy tànn benn tomb boo xam ne bu yitteel nit ñi la ñu di ko waxtaane ren yàlla dogal ñu tànnoon tolluwaay bi nga xam ne xam-xam am na ko ci woote Cheikhul Xadim bi yàlla dogal Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi wax ndigalam yu kawe yooyu mu wax ne dafa bëgg a liggéeyal sëriñ bi ci xam-xam ñu bëgg kon bu ñu waxtaanee solo si nga xam ne xam-xam am na ko ci diine am ko ci yoonu murit taxawaay yi ci Cheikh Mouhamadul Fadil daan taxaw moom doonoon boroom xam-xam bu mag boo xam ne wàll yëpp lañ xam ci moom waaye googu wàll it bëgg nañ ñu gën ko ci leeral ba nit ñi gën koo xam doonoon bindkat bu mag doonoon ko fonkoon nit yàlla yi doonoon ko fokkoon boroom xam-xam yi
daan soññ nit ñi ci jàng xam-xam daan leen dimbale taxawaloon ay daara yu baree bari yoo xam ne moo ko daan doxal ci jëmmi boppam la ca war lépp mu di ko ci def wut ay jàngalekat ñu nekk fa jëloon ay nit sax di leen yóbbu bitim réew ñuy jànge ngir yokk xam-xam li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne sàkku xam-xam jaar na dem ba Chine loolu Cheikh Mamadou Fadel du ko jëmmaloon bari na mbooloo moo xam ne tey ñi ngi ci réew mi doon ay boroomi xam-xam ñu di leen tudd ñuy jàngale ci université yi di jàngale diine di def ay liggéeyi xale yu nit di jariñoo Cheikh Mamadou Fadel moo leen yóbbuwoon bitim réew ñu jàngi ñooñee nag kon loolu bëgg nañ ko gën a waxtaane waale ci guddi googu yi bokk na ci itam ay taxawaay yu ñu def yoo xam ne jokk bokk lay doon ndax Cheikh Mamadou Fadel ku ne xam ne diggam ak bokk yi ku ne xam ne diggam ak lislaam ku ne xam ne diggam ak njabootu Cheikhul Khadim ci ndigalu Sëñ Abdul Fatah moom itam ci ndigalu Cheikh Abul Baraka mi nga xam ne moo ko teg liggéey bi ci loxoom mu jox lu ndigal ñuy def saa bu ñëwee ñu tànn ñenn ci bokki sëriñ bi dem fa def fa ay jataay waxtaane fa xam-xam waxtaane fa bokk fedd liwaat fa bokk suuxataat fa kóllëre tànn ñenn itam ci kilifa yi nga xam ne ay mag lañ yu àndoon ak sëriñ bi ñu demaat ci ñoom fedd liwaat kóllëre googee dundalaat bokk googee leen ñu tànn ci sëriñ Ibrahima Bousso ak sëriñ Mbay Sall conférence bu mag bi nga xam ne nag moom la ñu def ci sët yi di ko taxawee muy jotaayu xam-xam bu mag boobu ñu tudd ko Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ku nekk xamoon diggam ak Cheikh Mamadou Fadel ku nekk xam taxawaayam ci yoonu Cheikh Ahmadul Khadim am na jotaay bu ñu bëgg a def itam xaaxira ci kër sëñ Mouhamadou Moustapha Falilou moom itam ku ne xam ne taxawaayam ci kër Cheikh Mamadou Fadel ku ne xam ne taxawaayam ci màggalu Kazu Rajab gii nga xam ne ba mu ko tàmbalee moo sëriñ bi naka jekk ak Cheikh Mamadou Mourtada ak seenu njaboot ñoo ko daan taxaw kon sëriñ bi wax ndigal ne foofu itam nañ fa def ab jotaay boo xam ne dañ fay feddali loolu bis bi nga xam ne moom lañ ubbi nag moom dañ koy ubbee ndindi ndax ndindi mooy kër gi nga xam ne moom la Cheikh Mahamadul Fadil njëkk a sanc ci turu Cheikh Mahamadou ci ndigalul Cheikhul Khadim 1913 nga xam ne téeméeri at yi topp na Cheikh Abdoul Fatah mii nekk fa ak i rakkam nekkal fa sëriñ bi ñu bëgg a ubbee foofa màggal gi jotaay bu njëkk bi foofu lañ koy defee danañ dem itam Madina Mbooba nga xam ne mooy dëkkub Cheikh Abul Baraka moom Cheikh Mahamadul Fadil naka jekk at mu jot dañ fay dem def fa waxtaan moom itam ci waajtaayu màggal gi Daaru Salaam gi nga xam ne nag sëriñ bi moo fa daan demal boppam nga xam ne moom wax nañ ne ca tàmbali ba daf daan def bu guddee mu dem fa seeti mbokkam ma wala réew wa Cheikh Mahamadul Mamoun nee nañ fa yi moom itam dana wax ci turu sëriñ bi jottali cantam jottali li ci des wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. sëriñ bi noo ngi lay ziyaara gouverneur noo ngi lay nuyu ak mbooleem ñi nga bokkal liggéey bi ci jottali kàddu yoo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci sëñ Abdul Fatah bi yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko li sëriñ bi jot a wax nag wax moom mën naa yàgg waaye dégg am na fu muy yem dafa mel ne bés bi jar na te mat naa waajal léeg-léeg mbir jar ko te du ko mat léeg-léeg it mu mat ko te du ko jar waaye yaar yëpp suñu boroom dajale na ko ci bis bii nga xam ne moom la ñuy waajalal Sëriñ Faliilu Mbakke ndax bu ñu ko seetloo xóotal ko mel na ni yaar daje na ci yaari mbir mel ni mbir mi mooy wàllu diine ñi nga xam ne diine rekk moom la ñuy xeñtu fu ñu ko dégg wutali fa lii sëriñ bi jëkk a jottali ëmbale na lépp ak geneen wet goo xam ne wàllu société lañ koy tudde sëñ Fallu mi nga xam ne moom la ñuy waajalal bisam ñaar yëpp la dajale woon di ko dund ba yaar yooyu ku ca féete woon yëgoon nga sa wàll wala sëñ Fallu sedd ci boppam mas naa taxaw fii ne moom mooy Sénégal nag yaar yi nga xam ne moom lañ koy gën a xàmmee ba foo ko gis sam xel na yar na ci Sénégal ndax miin nga ko ci dégg mooy garab gi ñuy wax guy ak gaynde guy ku ne xam na ne lépp njariñ la ndax des na jël xàncam ya defar ci ay buum ñun ñu dëkk ci kaw gi xam nañ njariñam bu baax di ci yeew sunub jur di ci root
di ci yeew it kuñ ci bëgg luñ ci bëgg a yeew luñ ci bëgg a yeew waxuma kuñ ci bëgg a yeew waaye luñ ci bëgg a yeew waaye guy itam wuyam wa boo ko tojee danga ca fekk buy ku xam laaxu notari xam ngeen ne buy du ko wuute waaye kerem gi it ku ne ci àll bi liggéey mënu ko ñàkk ndax kàdd mi gën a am yaakaar ci ker ci àll bi moom du taseeg ab taw fenn bu koy gis rek daal di jëri waaye su boobaa nag guy mooy jël relais bi su jàmbaar nekkee ci waar wi ba sonn mu ne ko kaay dallu ci sama kër gi jógaat dellu ca waar wa daana fajal nit aw mar ndax nit toog na ba tey ndoxum toolam jeex xamut fi muy jëm xel na yar ci lëm mu ne ci guy mu yéegloo ca ku sawar root ca def lam ca bëgg a def lépp ci ndox kon guy ku ko jël ne man Sénégal laa te Sénégal guy bokk ci njariñi kese nga société mun la ñàkk waaye gaynde it ñiy demal Sénégal ci feneen sax di xëccoo ji tur boobu lañ leen di wooyee gaynde it ku ne xam na ngorom ndax xam na li tax yàlla bind ko xam na lim ko sédde gaynde du xiif mukk ba xelam dem ci fortaatu am ñax di ko lekk waaye day toog xaar yàlla rek ba lu yomb romb ko ndax man gis naa ko ku tayal la sawarewut noona du dem di wuti waaye day toog di xaar yàlla ndax diisaay bee tax ak ni ko yàlla binde mu xam ko yëg ko te tiitarowu ko waaye day nag ba lu romb romb ko rek mu dox nag na ñaadam jàpp ko jariñu ca bàyyil ko fa ñeneen du ko denc mukk jëmale bu gën xamul ndax mënut a yéeg bay denc waaye su si jariñoo ba noppi xam na ni am lañ wax saa soo amee lu la ëpp wàllu keneen na nga ci mu bàyyil ko fa ñeneen kon ku gore la koo xam ne du sonn ba tax ko wutin woo xam ne gënut waaye it du tooñ kenn am na ku dëkk boo rek weti Kédougou nee na ma ku mu jëflanteel rek kookaa ko bëgg a jaar sàkk te moo yaay nag waaye ñi nga xam ne it ñoom la fi monsieur le gouverneur toogal mi ngi koy ñaanit fu mu war a àgg mu àggale ko fa xamal leen ne it ñoom it njëriñul Sëñ Fallu mënu leen a teggi te mi ngi toog di xaar li koy xamal ku ñëw ak ku ñëwut daal mooy la muy séddale ma ngi mu teg ne saa bu xoolee seen mu nekk fa mu xam ne diw ñëwagut bu xoolee mu jógee fa nag mu xam ne diw fa mu ko tegoon la mu ko joxoon jël na ko ba dem waaye dana jafe ci moom loolu nag ku ñëwut mu di la yóbbante naan joxal ma kee ndax ci rub xejj xooj da koo jël saa su nekk mi ngi leen di fàttale waale it màggalu doomam ju baax jooju Alaaji Baara moom itam yàlla boole leen mbir moom it dugg na ci biir loolu ndax diir bi mu fi nekk lim gàtt-gàtt lim fi jariñ ci aw nit kenn xamul ni mu toll te néew na ku ne maa ko defal nangam lu mu mëntoon a am sëñ bi di dellu di ñaan ñii ñëw ñëpp yàlla na leen yàlla indi ci jàmm delloo leen ci jàmm code boobu ñuy wax naan code Sëñ Fallu ku ñuy wax sëñ Afe Mbay moom la ko Sëñ Fallu waxoon ba mu amee li ñuy wax brevet moo jiitu permis de conduire daa ñëw wan ko ne ko ñi ma doon gëstu boo xam mën na maa dawalam de dañoo ma ko jox mu ne ko ma seet mu jox ko mu xool lañ ci bind lépp ne ko waaw yow de jàmbar nga ndax wóolu nañ la waaye xaaral ma dolli la loo xam ne xëy na bëggoon nañ la ko wax te mënuñ la ko wax nii ma la koy wax ne ko sooy dawal wata da nga naan déj duju toogaay bu dëgër ne nikk jàkk ne nikk ak say loxo say yoxo loxo mooy benn waaye yoxo mooy ñaar ne jàkk fi nga jëm bu ne tacc nga ne tekk bu ne yang nga ne yow
boo ne yow ba jub ab lunk-lunk mooy ab virage nga teggi sa tànk te màcc ci sa wetu ndeyjoor boo ko génnee ba mu jeex takk mën ngaa dellu ca la nga nekkoon ku la ne piip ci ginnaaw maag yow ko man nee ko yow bàyyi ko mu jàll am ñu wax ne daw ndànk dal ndànk waaye kuy daw ndànk du dal ci kaw dara yàlla na yàlla indi ñëpp ci jàmm delloo leen ci jàmm bis bi nag nit ñi ñoo ko gën a yàkkamti ñi nga xam ne ñoo koy taxawee ndax bu gàmmu jàllee xew wi jëkk amat ci Touba te mu doon xew wuy jugloo ñëpp mooy Kazu Rajab bu ñuy gàmm rek tàmbali laaj kañ la Kazu Rajab moom daal xam naa li ci ne sax waaye ñu bari it xam nañ la ci nekk daa mel ni daal dañ ko yàkkaliwu faw ñu xam ne it bis bi ñu ko jàpp da ciy baax ndax kuy wàcc xam bis booy dem fukki fan ak ñett ci weeru avril bii di ñëw lañu ko jàpp yàlla nañu ko yàlla fekkeloo nañu romb ko te daje ci ak ngërëmul sëriñ bi te kenn ku ci nekk bu ñëwee ba dellu it xam ne ñëwoon na Kazu Rajab kàddu yooyu daal la sëriñ bi waxoon ma jottali ko lottu naa ci nag waaye ndigal moom soo mënee defal soo mënul jéemal a jëf rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di gërëm sëñ Ahmadou Badawi di gërëm sëñ Ahmadou Rafiw di nuyu sëñ Galas nuyu sëñ Xaadim nuyu mbokk yi fi teew yëpp taalibe yi fi teew yëpp di leen gërëmaat encore rek si réunion bi ngay ànd ak ñun macha allah yaakaar naa ne réunion yi ñu fi def yëpp rafet nañ mais bu tey bi gën a rafet encore incha allah si wàllu yëpp ni ñu koy waxee rek Kazu Rajab la dafa exceptionnel moo tax réunion bi ñu def tey tamit exceptionnel la waaw donc ñu ngi wax ne dégg nañ bu baax seeni demande si màggal gi li ngeen di xaar si administration dégg nañ ko ni ma ko waxoon si bi ñuy door mooy engagé wu nañu lépp lu ngeen fi wax ñu des seen kënt laay kàttan lu si mën a wax mun dinañ ko wax léegi luñ si wax tam dinañ jéem a def tout pour mun ko sottali luñ si war a jottali suñuy kilifa tam dinañ ko jottali luñ si war a lijjanti ak beneen service Dakar tamit dinañ ko lijjanti ak Dakar ak beneen service bi mu concerné di leen waxaat rek ne que suñuy kilifa tamit lu ñu digal la ne nañ si jàpp bu baax et ñu ngi koy suivre seen bopp xool fan lañ toll si préparatifs yi nag léegi gëgg nañ ni leen wax si wàllu sécurité bi si wàllu santé si wàllu hygiène si wàllu hydraulique si wàllu Sénélec si wàllu assainissement li ngeen soxla si logistique tamit ak taxawaay bu ngeen eaux et forêt bu ngeen bëgg mu taxaw si ak Sonatel lépp dégg nañ ko incha allah noté nañ ko si gën a am importance tamit jote nañ ko li ngeen si xaar lu yees tamit noté nañ ko ni ñu leen waxee woon li ngeen si defoon daaw dañ ko delluwaat li xam ne yees na si tamit dañ taxaw ren pour mun ko matal si wàllu sécurité di gën bu baax li ngeen si wax yëpp si béréb yi ñu si suutee yëpp si rapport bi ne war nañ fa def sécurité wala yokk fa sécurité ndax amoon na fa daaw sax dinañ ko def incha allah dinañ ko yokk mooy si wàllu mausolée yi si wàllu béréb yi xam ne ñoo jëm si Alieu wala ñoo jëm Ndindi wala ñoo jëm si bérébu kër résidence Sëñ Fàllu yëpp dinañ leen toppaat ba xam ne sécurité bi si dem nañ ko def sa béréb ba sa waxta ñu def fa tamit ay gendarme wala policier fu nekk li mu laaj pour mën a am sécurité bi wala ay sapeur pompier nombre ba mu laaj ñu def ko si pour mën a am sécurité mais li si gën a yees nag mooy que plan de circulation bi ñu defoon si màggal gu mag gi grand màggal gi plan de circulation bi dañ ko tegaat parce que déjà préparation lay doon sax pour ñun test lay doon pour ñun ndax plan boobu dina mën a fonctionner bu baax si grand màggal bi te si Kazu Rajab bi lañ ko mën a testé donc sant yàlla vraiment bi ñu amee Kazu Rajab bi waaw si wàllu santé tamit dinañ ko laajee rek 13 postes de santé yi dinañ ko doxal incha allah ñetti ambulance yi également dina leen indi médicaments yi ngeen xalaat ñaan tamit dañ ko indi incha allah dinañ leen joxal dotation médicament di ngeen doon laaj tamit si gratuité yi incha allah dinañ ko jottali ministère de la santé pour que ñu mën a def gratuité ndax ñaar wala ñetti fan vraiment si li wër màggal gi ak bu si màggal gi ñu mën si def gratuité incha allah bu ñu jógee nañ ko jottali ministre de la santé lu ñu si wax rek si ay directive dinañ ko def incha allah su wàllu hygiène tamit gërëm bara war a maire bi si taxawaayam ne at yi yëpp wax dëgg yàlla amuñu produit et chaque année maire bi mooy génne produit
donc ñu ngi ko si remercier bu baax li si sëriñ bi indi tamit si wàllu carburant tamit ñu ngi ko si remercier bu baax incha allah donc dinañ ko jël dinañ def tout pour mën a commencer traitement bi vraiment ni nga ko woowee service d'hygiène nañ ko def au moins dès le premier dimanche premier jàpp lundi ñu commencé ko mën a def traitement boobu balaa ñuy yegg si bés bi si wàllu woowu tamit laa jàllale rek si assainissement ONAS tamit il faut que seen activité ñu mun ko def au moins peut-être 2-3 jours avant màggal gi parce que bu ñu demee ba nit ñi commencé ñëw di nekk si dalukaay yi nga nekkaat si seen biir di traité dootul yomb donc 5 fan yi ñu leen wax ngeen def ko na nekk 5 fan ngeen jiital au moins 3 jours wala 4 jours avant ñu pare boo xam ne gan yi bu ñu ñëwee dañuy dugg bu ñu paree tamit ni ko doon waxee tamit yokkaat si quelques jours parce que fosse yi dañuy feesaat ñu yokkaat si ay bés pour mun a effectivement seetaalawaatal fosse yooyu ñu xam ne feesoon nañ donc li ngeen wax si wàllu donc brigade d'hygiène bi te jàppale nañ ko ñun chaque fois effectivement lu ñuy demandé la espérons que dinañ ko mus a am daaw ànd naa fa ak ministre de la santé mu xool brigade bi fi mu nekkee moom si boobu xam na ne du la koy gën a adéquat mais dinañ continuer liggéey wàllu état la nag planification lay laaj liggéey pour que vraiment ñu mën a tabaxal Touba brigade d'hygiène dina tax sax si jamono màggal jafe-jafe yi ñuy am pour accueillir renfort yi ñu mun leen a régler donc loolu solution la peut-être à moyen long terme mais ñu ngi si jublu incha allah si wàllu hydraulique xam naa ne nag bâche yi ñu fi bàyyiloon moom ñu bàyyiwaat ko fi moo gënoon bâche ak camion yi ñu fi amoon franchement ñu bàyyil ñu ko fi moo ñu gënaloon parce que doon nañuy dimbale bu baax si wàllu màggal yi mais nag bon nañ jàpp rek dinañ amaat xëy na 15 camions yi ñu wax 5 yi moom mu ngi fi dañ ko jottali waa OFOR ak pour ñu indilaat ñu camion ba mu mat 10 15 voilà également bâche souple yi tamit ñu indil ñu 10 bâche souple comme Médina Gounass ni ñu ko waxee jeex na démb yaakaar naa ne donc jot 15 bâche souple yooyu dina war a mën a nekk réseau bi nag li si wàllu panne tamit ñu taxaw pour que surtout forage Kër Ñang bi pare forage bu xatul Mubarak bi tamit ñu taxaw si mu pare pour que ñu am ndox si réseau bi yëpp également pas de fuite yi tamit ngeen toppatoo ko comme ni ñuy wax fuite bi ñu leen di wax noonu si wàllu Medina Bogo je pense sëñ waaw Medina Bogo voilà Medina Bogo fuite boobu ñu toppatoo ko tamit pour que ñu mën a am vraiment approvisionnement bu normal xanaa ne buñ fexee ba fuite yi amuñu buñ fexee forage yëpp nekk en marche yaakaar naa ne Touba Ndindi voilà Touba Ndindi voilà Touba Ndigal mu ngoog voilà Touba Ndigal donc régler problème bu conducteur bi nee nga régler nañ ko mais également ñu régler fuite yi incha allah wàllu Sénélec donc ñu ngi laaj lëkkaloo bi diggante ñoom ak mairie si entretien bi waaw si li xam ne réseau bi existé wu na pare mais li laaj tamit extension wala laaj taxawaay yu bees ngeen taxaw si waaw li ñu laajoon tamit si branchement provisoire ngeen def ko jàpp ne site yi nag dañoo bëri bi yoon du rek kër Sëñ Fallou bi rek mais Ndindi si la bokk Alieu si la bokk ak yeneen béréb yi xam ne dañ fay màggal ñu mën a yóbbu foofu yëpp ay branchement provisoire mais également jox leen lanterne yi xam tamit ni ñu ko doon ni ngeen si engagé wu. kon li ñu doon wax si wàllu laissez-passer yi rek léegi incha allah ñu ànd ko def ak waa police commissaire signé si comme ça mu leer que laissez-passer yëpp lu normal la également donc ñu veiller à ce que ñu mun ko appliquer parce que mesure boobu bu ñu ko appliquer tam dina faciliter bu baax circulation bi léegi nag yéenay natt tamit ba xam vraiment kilifa yi ko war a am yëpp ñu mun leen a lister ñoom ñu ku nekk ñu mun la jox waaw li ngeen wax tamit si wàllu chaise yi ak bâche yi dinañ ko jotali ministre de l'intérieur ak ministre de direction matérielle muy ministre du budget dinañ leen ko wax incha allah comme yéen pare ngeen ko jëli leen yaakaar naa dina gën a yomb incha allah si wàllu Sonatel tamit ñu ngi si taxaw effectivement ni ñu koy waxee màggal gu nekk léegi moom dañ koy laaj ñu mun ko yóbbu fu nekk donc si ngeen laaj si ligne ADSL ligne LS je pense que Sonatel engagé wu na si dina yokk sa capacité je pense ligne ADSL bi jëlee 2 mégas yóbbu ko 10 je pense que lu am importance la ñu ngi si xaar tamit vraiment ngeen appliquer mesures yooyu comme eaux et forêts également ñu ngi leen di xaar si ñu mun joxe permis yi parce que def nañ demande yi pare jottali ko ñu def permis yi mais joxe leen à temps
pour ñu mën a indi matt mi avant bés bi ah lettre yaa ngi fi très bien donc ñu jot ko à temps balaa bés bi parce que léeg-léeg yaakaar naa am na at yoo xam ne dinañ dem ba bés bu passé te nit ñi duñu mën a jot si matt gi xam ne moom lañ leen autorisation voilà donc dinañ si taxaw ñu teel a jot laissez-passer yi donc noonu la tamit douane dinañ def facilité yi ñu doon def comme toujours rek nag bu amee jafe-jafe ñu jokkoo rek ah ñu jokkoo ah parce que vraiment léeg-léeg tamit agent mooy toog fële rek def lu ko neex te fekk na jox nañ ko ay kii mais bu fekkee jot nañ si dañ ko mën a xoolal ay kilifaam ba mun koo décanter débloquer situation noonu si wàllu commerce tamit des facilités mais def contrôle tamit pour que kenn du ci uti profité si màggal gi pour indi fa yoo xam ne produit yoo xam ne mënoo ko njaay baaxul waaw donc dañ veiller si loolu mais également li ñu war a def si facilité tamit pour que marché bi am produit yi ñu mën ko topp noonu si élevage incha allah dinañ def opération boobu lutte contre les chiens errants dinañ ko def luñ daan fasal di def la surtout bu nekkee màggal goo xam ne du si biir koor du si biir nawet donc dinañ ko topp ba mën a def benn opération avant nawet bi inspecteur élevage bi nee na ma am nañ produit bi nañ lëkkaloog mairie bi pour am appareil ak carburant bi incha allah donc noonu si waa Ageroute tamit dégg nañ li ngeen wax si demande yi si yoon wi descente yi yeeg fi ñu war a tourner incha allah dañ ko xool ak Ageroute ak yoonu ndindi bi ñu war a yeggali incha allah loolu yëpp dañ ko xool ak Ageroute waaw ñëwuñu woon si réunion bi tey mais dañ leen woo waxtaan seeg ñoom pour ñu seet lu ñu mën ko defee daal ba vraiment dem beeg dikk bi si yoon wi mun a gën a yomb donc éléments yi important la pour ñu mën a am dem ak dikk boo xam ne dina normal. Ya Malikal Mulki ya man jalla